jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës ay ndongo yu lycée yu banlieue bi ak collégiens yi ñoom nag ñoo daal di manko rek wàcc ci mbedd mi ci banlieue bu Ndakaaru ngir nag naqarlu grève yu tar yu ñu nemmeeku ñu ne nag grève yooyu la mu leen yàqal ñoom ndongo yi bari na ci seen doxub ñaxtu boobee nag am na bataaxal bu ñu jébbal préfet bu Guédiawaye ñu dëkkee ca cité Dabakh ak Diorga Chérif nekk ca Rufisque Sud ñoom it ña nga doon ñaxtu li ko waral nag mooy amuñu kon ay lamp ci mbedd ya loole bokk na ci lu leen naqari waaye tamit yeesal dëkkuwaay tamit doon na seen i jafe-jafe ñu àddu ci leneen muy nag xeex jàngoro yi sibiru ci Sénégal ba fileeg atum 2030 dootu ñu ko dégg fenn loolu nag mooy solo si tey nag am na ndaje moo xamante ne amaloon nañu ko ñu ne nag kon bànqaas yi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu koppar ñoom ñoo taxaw ngir gunge kon xeex boobee lu toll ci fanweer ak ñaar ci milliards banque bi di BID daal dina koy tëral million de dollars sax may jéggalu kon daal dina koy tëral ngir xeex jàngoro yi sibiru daanu àddu ci leneen mu soxal nag njaayum kon dawlinu gerte bi ñu ne nag nu ñuy fexee daal ba ñu gën a defar dawlin fii ci Sénégal muy dawlinu gerte boobee loolu nag moo dajale woon tey ay producteurs ñu yëngu ci wàllu wooyu ñu fas yéene nag jagleel leen lu toll ci ñaari téeméeri junni ci tonu gerte su ko defee nag dawlin gi kon gën a bari ci Sénégal mbokk yi ponk yaa ngi nii ci yaatal gi léegi-léegi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko ak banlieue bu Ndakaaru lycéens yi nag ak ñay jàngee ca collège tey ñoo wàcc ci mbedd mi di ñaxtu li ko waral nee ñu grève yi dafa bari te lim leen yàkkal nag bari na ñoom ndongo yooyu ba tax na daal ña ngay sàkku nag ci kilifa yi ak jàngalekat yi ñu xoolaat bu baax nañuy doxalee ci seen doxub ñaxtu tey jii nag am na ab bataaxal boo xamante ne jébbal nañu ko préfet bu Guédiawaye muy Blondin Ndiaye am na ay kàddu mu yëkk ci dénk ko Salif Sow ñu teewlu ko. ñun nag li ñuy ñaan lenn képp la muy ki nga xam ne moom moo fi toogal bépp sénégalais ci réew mi di son excellence le président Macky Sall mu jéem a gëstu jeunesse bi te xam ne lenn rek moom moo ñu soxal di jàng te bëgg nañ ko defee ci anam yi mu waree kon ñoo ngi ñaan ñoom ñaari parti yi nga xam ne ñoom ñoo mën a def négociation di syndicat yi ak état bi ñoo ngi leen di ñaan ñu jéem a dajaloo te jéem a jiital intérêt doomi Sénégal ba mën a bàyyi li ñu jàppoon yëpp ngir ñu mën a delluwaat ci Sénégal ci suñu jàng ginnaaw loolu ñoo ngi ñaan le président ak le ministre de l'éducation Serigne Mbaye Thiam suñu mënee delluwaat ci ginnaaw ci date yi nga xam ne jàppoon nañ ko ci examen yooyu noonu ñu jëm ñu def ko te xam ne moom muy gën ci élèves yi ndax fii may wax ak yéen classe bëri na classe yoo xam ne c'est bientôt les anticipés philosophie mais pareeguñu sax suñu domaine 2 kon loolu noonu doon loo xam ne suñu demee mën nañu jural ay gàllankoor ci examen bi kon ñoo ngi santaan ñëpp te di leen xamal loolu rek moo ñu taxoon jug moo tax ñu def ko ci yar ak teggin te ñoo ngi déglu état bi ginnaaw loolu bu ñu ci jugee dinañu leen déglu suñu ci gisul saafara dinañ dajaloowaat xool nan la ñu mën a booloowaat ngir taxawalaat yeneeni manifestation lépp ñu teg ko ci yar ak teggin. ma nga ko mu doon wax kon ci turu ndongo yooyu ni ñu ko waxee am na bataaxal kon bu ñu jébbal préfet bu Guédiawaye université virtuelle bu Sénégal moom it taxaw na rek ngir nag gën a dooleel njàng ma foofee am na nag ab plan d'action boo xamante ne nag daal dinañu koy kon tëral plan boobee nag 2010 lay doon jàpp 2022 la ñu bëgg rek mooy gën a ñoŋal njàng ma foofee ak jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñu ca nemmeeku bokk na nag ci daal di kon teel a tàmbali njàng mi waaye tamit fexe ba wàllu internet ba foofee étudiants yi mën caa jotee Fatou Bintou Konté Mohamed Dieng. Université virtuelle du Sénégal ñu di ko UVS moo di première université bi nga xam ni ci internet lañ koy jàngee jamono ji nag moom université boobee ci ay jafe-jafe rek lay dund. université virtuelle dafa nekk université boo xam ne dafa xaw a dafa wuute ak université yeneen yi ndax ñun dañuy utiliser jumtukaay yu bees yi pour jàngale. te loolu bu amee il faut mu am ay jafe-jafe yi am na ba léegi mi ngi wàññeeku nag bu baax def nañ ay jéego yu am solo. effet bi ci gën a rëy bokk na ci li nga xam ne moom mooy respecté li di calendrier universitaire étudiants yi fa jaar yëpp te ñoom ñàkk benn année ngir mën a continuer seen jàng moo ne de jamono ji li nga xam ne moom mooy saafara ñi ngi koy commencé di gis ci bile université. bachelier bu ñu orienté UVS mu ñëw da daan toog at daanaka du jàng. ñetti promotion yu njëkk yi yëpp toog nañ daanaka at door a commencé jàng promotion bu ñeenteelu promotion bi ñëwee au bout de 3 mois commencé nañ jàng promotion ren bi dañoo ñëw novembre
avant yeneen universités yi commencé nañ donc ça veut dire que def nañ ay jéego yu man li nga xam ne moom mooy connexion internet bi aussi nekk na loo xam ne jafe-jafe la bu baax ci étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo fay jàngee ba tax na ñu ubbi leen espace numérique ouvert yoo xam ne parfois fa la ñuy toog ngir mën a def seen exercice. jafe-jafe yoo xam ne lu ci ëpp ay problème connexion xam nga connexion bi tamit opérateur yi ñoo koy joxe opérateur téléphonique yi mën nañu am côté boo xam ne duñ ko couvrir dafay am ngay étudiant bu la ne dama nekk ci zone boo xam ne man aw ma couverture maanaam sama 3G du marché fi suñ kër waaw moo tax ñun li ñuy def mooy suñu espace numérique ouvert yi nga xam ne moom lañuy étudiants yi di dem di jànge bu ñu demee foofu ñu am fa connexion bu am doole. modèle d'enseignement à distance bi nag nekk na jafe-jafe parfois ci wàllum encadrement ndax professeurs ya fay nekk di jàngal élèves yu bari yooyu dañoo tuuti lool. Cité Dabakh ak Diorga Chérif nekk ci Rufisque Sud foofu nag askan wa ñoo sàkku rek ñu wallu leen ci wàllu courant rawatina ak ci mbedd yi ndax nee nañ bu jant bi sooy kon mbedd yi day lëndëm këris loole nag tax na daal ba ñuy sàkku ci kilifa yi ñu gestu leen foofee nee nañ tamit lu jëm ci wàllu assainissement di yeesal dëkkuwaay yooyu tamit ay jafe-jafe la fa te ànd ci ak Ousseynou Thiam Bira Diagne. ñu nekk ci quartier bi lool am ay ndaw di xëy suba di génn di daanu gi suñu doole. di dénk kër yi soxna yi te daanaka bu ñu demee fa ñuy liggéey duñ am benn xel mu dal ngir quartier bi ñu bàyyi gannaaw. pression bi daf ñu dikke ci ñaari fànn daf ñu dikke en amont dikke ñu en aval en amont mooy bu ñu bàyyee suñu njaboot suñu xel du dal en aval mooy bu ñu jëlalee ñun ci quartier bi bu ñu jëlalee duñ mën a jàpp sàcc yooyu ndax ñaareel bi mooy problème mu électricité bi. ab quartier bu fekkee ne c'est pas éclairé insécurité day poser problème dëgg parce que soo xoolee ñun nous sommes des techniciens en la matière mais ñun bu fekkee ne jël nañu suñu appareil de mesure mesurer tension bi nga xamante ne moom la ñuy am on n'a que 150 en charge. Abdou moo ñu sonal ba tey mu créé fi canal bi tey yaa may dégg léegi fu mu nekk ñu di si sotti ay ndox mu juróom ñu canal boo xam ne ni baaxatul ci suñu njaboot ndax ñun ay doomi jeeg yu ndaw la ñu yor suñuy njaboot xale yi ci canal bi la ñuy foyee mënoo leen a tëj bu ñu dugg si biir canal bi sax doo ko yëg waaw ñu bëgg dugg si biir canal bi sax ñu bëggoon na ku ñu si jàppale ngir yàlla mairie bi jàpp si ànd ak gouvernement ñu jàppale si ba canal bi egsi ñu defal ko canal bu ñuy tëj loolu lañ si souhaité côté sécurité bi nag ñun dañuy nekk ay jigéen yoo xam ne dañu nekk jigéen yoo xam ne dañuy xëy di daani seen doole am na si ñoo xam ne fii 5 heures du matin la ñuy xëy dem marché am na fii la leen di dogaale wala boo génnee sa kër dem ñu sa xab jàng bàyyi la ba nga xam ne génn nga ñu dugg sa biir kër ubbi sa buntu amatuñu gaz amatuñu fi ay gaz amatuñu boo fóotee sa fóot sax ñu were ko yóbbu. gannaaw Cité Dabakh fële ñu naan xaar yàlla nekk ca commune bu Diender diggam nag ak Kayar ñetti kilomètre la askan wa foofu ñoom it ña ngay sàkku rek wàllug courant ndax doon na fa ay jafe-jafe waaye tamit gis nañu ne accident yi foofee tar na ba bu ñu leen dimbali woon nag ci yooye nga xamante ne bu ca daamar yeggee day teggi tànkam dana gën ca ñoom Cheikh Anta Diop Sey la tiira ñoom ñëpp génnoon rango ay morso yu xonq mer lool taxaw ci tali bi nga xamante ni moom moo jógee xaar yàlla dem fële sa Kayaar askan wi de ñoom ñëpp génnoon doon mettitlu nee nañ seen dëkk bi de ay at a ngi nii amuñu benn courant dikk nañ sax ba samp ay poto waaye ay at a ngi nii gisuñu lu fi tàkk. suñu dëkk bi ñun jigéen ñi sonn nañu lool dangay génn dem Dakar jaay sa soow sa xel du dal nga ñëw fekk sa doom ñu ngi taal sondel wóorul bu ñu nelawee kër gi lakk courant bi ñu wàcc taxawee xaar yàlla ba léegi amul kenn ku taal sa kër. ñëw nañ ci campagne bii dañu ne xaar yàlla dina takk keroog guddi tabaski la ñu ne kamaj lamp yi benn lampa kat mbaawaan kër Abdou Ndoye ba jàmmagan gi courant baa ngi takk te xaar yàlla ngi ci biir la soxna si moom nag li mu gis nee na accident yi bari na lool fii seen dëkkuwaay ndaxte oto yi nu leen neex la ñuy dawee ba tax ñu ci doon sàkku sax ñu indi leen ay ralentisseur choc bii barke démb la ñu toj miir bale barke démb la xale dee fee ca fee sama buntu kër gi la kaar këpp yëpp ci bañ a am doo daana tax loolu am fi leneen loo xamante ne ñoom it yitteel na leen lool mooy usine bi nga xamante ne moom mooy defar ay flacon ñu samp ko ci gox bi askan wu xaar yàlla nee nañ ndaw ñi gisuñu seen bopp usine bi fi ne région Thiès la nekk yàlla la nekk nekkul Diender nekkul Kayar nekkul Bayak xaar yàlla nekk xaar yàlla lañ ci gis seen bopp mooy yoon chef de village bi sax nee na ci atum 1952 ba léegi
fan yi weesu nag ñi ngi ko doon wax ne daañu amal doxub ñaxtu bu yaatu muy nag mouvement boobee ñu duppee góomu yaakaare ca Matam mujj nañu ko def nag lu ëpp junni ci doomu aadama foofee ca Matam wàccoon nañu ca mbedd ma di naqarlu ki nga xamante ne nag moom mooy njiital mouvement ba la mu xamle rek mooy foofee projet yi ñu fa doon junju yëpp ba nëgëni amul lenn lu ca commencé waaye tamit gis nañu ni projet d'assainissement yooyu jëm nag ci yeesal dëkk waaye loolu tamit nekk na fa yeneen i jafe-jafe Ousseynou Diop Habib Seck ña nga woon ci doxum ñaxtu boobu. mouvement citoyen góomu yaakaar Matam amal doxum ñaxtu ci ville bi di Matam lay naqar yi bokk na ci programme yu bari yoo xamante ni waroon na am ci dëkk bi te tàmbaliwuñ ko ñoom nag ñu daal di wàcc ci mbedd mi wane seeni naqar ak ay brassards rouges. C'est un manque notoire de respect à l'endroit de Matam parce que tout simplement des programmes sénégalais partout dans toutes les localités du Sénégal ces programmes ont débuté ba des Matam donc yebaate la. yabaate boobu loolu moo tax ñu ne banderole bi nous voulons restaurer notre dignité bafouée. beneen jafe-jafe boo xamante ni am na ci gox bi di Matam te ñi nga xamante ni ñooy waa góomu yaakaar Matam daal di koy fësal bokk na ci wàllu hôpital bi ñu ni dunda ba muy dund gu wér-yaan la tax nag ñu cay woo kilifa yi. mun naa comprendre nga am maladie boo xam ni très grave ñu évacuer la principal mais nga am fi maladie à Matam dans la région de Matam y a 2 hôpitaux dañu lay évacuer Ndioum ñu évacuer la Saint-Louis wala Touba en vertu de quoi kan moo ko mën a expliquer personne. Maintenant, lui, par rapport à lui, l'État l'a mis ici, il est au service des populations. On ne va jamais demander le départ d'une personne. Mais on est tenu, et légalement, il est tenu de nous recruter un personnel adéquat pour servir les intérêts des Matamois. ci wàllu njàng mi ak assainissement bi tam àddu nañ ca ci ISEP bi ñu waroon a ubbi ci weeru octobre ci atum 2017 ñu ni ba léegi amul benn mur boo xamante ni taxaw na fa. Matam dañu ko promettre ay canal pour évacuer les eaux usées ak goudron ak ISEP. ñun suñu problème Matam mooy ISEP bi. lui l'ISEP octobre la waroon ubbi octobre bii di ñëw durée des travaux c'est 1 an jusqu'à présent ils n'ont pas démarré loolu cela veut dire qu'ils ne peuvent pas respecter les délais. góomu yaakaar Matam ma ngay woo kilifa yi nekk ci nguur gi nii dañu war a gëstu seen gox boobu ndaxte amul lenn loo xamante ni taxaw na fa te Matam mérité woon lu ñu mel. waxoon nañu ko ci ponk xibaar yi muy nag nu ñuy fexe kon ba sibiru deesu ko déggati fii ci Sénégal ci atum 2030 am na nag ab matuwaay bu ñu ci jël matuwaay boobu bokk na nag ci fexe ba kër yi nga xamante ne nii ñoom ñoo yëngu ci wàllu koppar di bànqaas yooyu dugal ci seen loxo bu baax a baax banque bi di BID sax lu toll ci fanweeri million ak ñaar ci dollar kon dugal na ko ci xeex sibiru mu am nag ay diwaan yoo xamante ne kon daal nañ koy joxoñ baaram ne fa la ñuy njëkk a taxaw ñu féete nag ci bëj gànnaar réew mi ak it ci digg réew mi Ibou Diouf Mohamed Dieng ci leeral. ngir gën a xeex feebaru sibiru ci suñu réew nguuru Sénégal fas yéene lëkkaloo ak yeneen kuréel loolee lim ci jublu rek am jumtuwaay yi gën a mat ngir mën a jàkkaarloo boobule feebar. objectif intermédiaire fii ak 2020 vers la préélimination mooy fexe ba sibiru dootul am ci gox yooyu wala boog buy am lu néew lay doon. lii nga xam ne fa la ñuy intervenir muy Louga Saint-Louis Matam Diourbel ak yeneen gox ñu fexe ba nombre de cas yi ñu daan am chaque année ñu wàññi ko ba nga xam ne tey jii lii nga xam ne moom la Sénégal engagé wu ñu mun cee jot. li ñuy duppee projet d'appui pour jële fii lii di paludisme nag ci bët saalumu réew mi ak ci biir Sénégal loole nag dina tax ñu mën a taxaw ñi nga xamante ne rek ñooñu la feebar bi gën a sonal ci njàppandalu ay partenaires am. Dans le secteur de la santé et notamment de la lutte contre les maladies transmissibles, la BID a financé avec succès 2 projets d'appui au contrôle du paludisme au Sénégal, avec un montant total de 8 millions de dollars américains pour le premier et 10 millions de dollars américains pour le deuxième. Les 2 projets ont potentiellement contribué à la réduction de la prévalence du parasite et l'incidence de la maladie au Sénégal. nguuru Sénégal taxawal li ñu duppee plan stratégique national ngir gën a xeex lii di paludisme ci suñu réew loole nag dina ko may mu gën a taxaw ci biir réew mi ngir jàkkaarloog boobu la feebar. boo ñëwee ci gox nord bi boo jëlee junni ni nit juróomi nit à peu près ñooy am paludisme ci at mi nga dem boori Kaolack Diourbel
boo jëlee junni nit dinañ am fukk ak juróom ba lu teg mais boo demee lu mel ni Tambacounda ak lu ci Kédougou ak Kolda boo jëlee junni nit dina am lu tolloog ñaar fukk ak juróom yu ko dépassé donc xeex bi nii tey jii suñu fexee ba tey ci zone nord bi loolu amatul dañ fexe ba loolu ñu mën koo yaatal di jël gox yi nga xam ne dañoo xonq indi leen ci jaune bi bu ñu jëlee ci jaune bi yóbbu ci verte bi. kilifa yi ñu dënk wàllu wërgu yaram suñu réew àndandoo ak ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale ci boobu la xeex taxawal ay programme dañ ci jublu rek mu mën fi jëlee lii di sibiru fii ak 2030. diw gerte gi ci Sénégal ni ñuy fexee nag ba daal liggéey bi gën a bari loole mooy solos ndaje mi ñu amuloon tey ji mu boole ay producteur ak ñeneen ñi nga xamante ne ni dañuy yëngu nag ci mbirum gerte bi ñu ne nag taxaw nañu ngi rek gunge producteurs yi su ko defee nag ñu gën a kon ñoŋal liggéey boobee jëm nag ci diwu gerte bi lu toll ci 200 junni tonnes ci gerte taxaw nañu ngir jagleel ko producteurs yi. Aminata Mbaxe Sow. waxtaan bi diggante ministre du commerce ak ñi yëngatu ci wàllu defarum dawlin dañ ko defar rek ngir xool nguurub Sénégal ci yan tànk la nar a taxaw ngir gën a jàppale ñi yëngatu ci wàllu defaru dawlin. li mën a jural consommateur bi mooy d'abord dana am dawlin bu baax bu nekk qualité ensuite dina am dawlin boo xam ni njëg gu du cher trop te itam consommateur bi dina xam ni. baykat bi nga xam ni ma nga nekk fee moom ak consommateur bi solidarité la. ci noonee sax daal di nañu yëkkati ay prix yu bees jagleel ko dawlin bi ñuy jaayee fii ci Sénégal ñooñee ñu jàpp ne ci protocole bi loolee la ñu siife te yokkute la ci consommateur yi. bon kontaan nañ ci protocole bi surtout bi ñu waxee ne 1000 francs le litre diwlin bi di jar ci consommateur. l'huile en vrac mu ngi doon jar 900 francs bi ñu ko consommé mais boobu huile végétale la woon donc boo mun a am huile arachide bi 1000 francs en vrac lu am solo la. waxtaanee nañ ci lu jëm ci dawlin ségal bi nga xam ni ñu bëree dañuy ne dafa am ay produits yoo xam ni duñ ko lekk. diwlin bi nga xam ne dafa am aflatoxine mooy l'huile ségal bi nag kooku problème bi réglé wu na parce que bépp huile ségal dootuñ ko jaayee ci marché bi dañ koy jaay industriel bi jël ko en charge raffiné ko def ci vitamine A def ci logom jaay ko ci marché bi. dawlinu ségal bi xam nga état def ni waree su ko jaay noonu parce que dañ ko war a raffiné huile boobu c'est impropre à la consommation waaye nag nit kii ségal dawlinam nga ni ko bu ko jaay ci marché bi da nga koy wax ni ko jaayee ko feneen loolu moo tax mu ni industriel yéen da ngeen di jënd dawlinu ségal gi raffiné ko ñu soog ko mën a jaay ci marché bi. ëpp 200 000 tonnes ci wàllu gerte nag dañ ko jox ñi yëngatu ci wàllu defarab dawlin fii ci Sénégal loolee nag ñu bëgg gerte gi am njëriñ lool ci ñi koy bay waaye tamit ñi defar dawlin bi ba pare marché bi tamit aw dawlin bu doy ci askan wi yëpp. ñu àddu nag ci wàllug politique ak li ñu nemmeeku jamono ji ci ki fi nekkoon njiitum réew bu Sénégal di maître Abdoulaye Wade fa mu nekk nag la toll di yónnee ay bataaxal ay communiqué ak nag lam cay faral di def loole nag. kay Mbaye Sidi Mbaye di taskatu xabaar moom am na nu mu ko jàngatee ci gis-gisam nag kon communiqué bokk na rek ci doxalin ci yenn ci parti ndax loolu tamit jàpp na ni bokk na ci communication bu parti politique Mbaye Sidi Mbaye teg ci ne nag ne Wade ni muy doxalee jamono ji mën naa am njeexital ci partem ba ci nag coalition bi Pafara Ñing. Abdoulaye Wade jàpp ne experts yi jóge biti réew li ñu def ci audit fichier électoral bi zéro la leen di may ci ab communiqué la ko xamle. communiqué yooyu muy génne moom Pape di Soppi nekkul lu bett ñu bëri. Wade il a été président nekkatu ko dëkkatul Sénégal mu nga France moo Wade mag la am na mag boo xam ne magaay boo xam ne am na fu ñu ko war a yemale ci effort physique. xam nga Abdoulaye Wade dafa yàgg ci politique. yàlla def na mu nekk mag. te am xam-xam yàgg politique xam nit ñi xam ñi doxalee ci politique mbir boo gis dafa am lu koy Abdoulaye Wade di ko gisee ak ban tëralin la kiy indil. façon doxalin bi ancien président de la république daal di jël loolu tamit nekk na loo xam ne dafay des ci histoire Mbaye Sidi Mbaye gisee ni ne mel. dafa bokk ci communication sociale d'abord maanaam. lépp lu nit mën a war a régler ci àddina war na ko mën def ci communiqué
ensuite parti politique communiqué am na ci solo parce que dafay marquer date à telle occasion tel communiqué la ñu génne kii moo ko génne bureau politique wala coordination bale moo ko génne wala président bi moo ko génne. Momar Seyni Ndiaye jàpp ne genre communiqué yi mun naa tas li nga xam ne moo nekk coalition rawatina ci élection présidentielle yi ñu jëm. dafa ne moom dootul bokk ci wala coalition bi mu nekk dootuñu bokk ci élection yoo xam ni Macky Sall moo ko organisé. mel ni moom day firndeel day dëggal li nga xam ne mooy taxawaayam fexe ba jaxase xelu opposition bi jaxase xelu sax ñi mu àndal ba li nga xam ne moom la ñu ñi war a taxaw ci kii ànd ak moom du ñu xam sax fu ñuy taxaw ndax ci biir coalition am na ci ñoo xam ne. bu fekkee ne Karim Wade du candidat ñooñu war nañ mën a taxaw. Maître Abdoulaye Wade naam sori na ca Sénégal ca biti réew ba mu nekk jamono ji kàddu bu mu yëkkati rek moom la kujje gi ak nguur gi ku ci ne di waxtaanee mu nekk pion bu am solo ci politique bu Sénégal. ca sous-préfecture bu Parcelles Assainies foofee nag mbinduma tàmbali na jëm nag ci listu ko wote yooyu lu toll ci téeméer jàpp téeméer ak juróom fukk ci doomu aadama daañu bindu bis bu set ca commission ba moom moo ko xamle waaye nag teewul kon lim nga mën naa gën a yokk ci kaw nit ñi nag gën a ñëw ñooñu di citoyen yi nag ña ngay rafetlu kon liggéey ba na mu tàmbalee la ñu bëgg rek mooy waxtu joxe carte yi bu jotee nag nañu fexe ba ñu am seeni carte Habib Faye. jonganteeg fal njiitum réew atum 2019 door na askan wi jóg sóob seen loxo ngir dem bindu ji ci liste électorale yi ca sous-préfecture bu Parcelles Assainies président bu commission bi ne dina dalal lu toll ci téeméer jàpp téeméer ak juróom fukki inscrits bés ku jot loole mu di ko rafetlu. mbind bi nu mu tuddee des fois ñu defee peut-être ay 100 des fois ñu def ay 50 60 kayit yi war noonu moo di lu wut photocopie carte d'identité wala nga indi sa extrait de naissance bi nga xam ne amagul at su fekkee nag sa gox ba nga dëkk ci adresse bi nekk ci carte d'identité bi kooku jarul ngay wut récépissé mais su fekkee da ngay indi extrait de naissance il faut nga indi certificat de résidence pour wane ni yow mi kat ci gox bi ngay wotee amul benn jafe-jafe xëy na jafe-jafe suñ la expliquer di nga comprendre parce que des fois nga ñëw ak certificat de domicile ñun la résidence la ñuy laaj nga xaw a kuytu tuuti daal di bàyyi dem wuti résidence indi déposé waat donc ma xam ni peut-être ñu ko expliquer comprendre na ko ba nga xam amul benn jafe-jafe. sous-préfet bi gis ne loolee lu am njëriñ la ba tax muy woo askan wi ñu gën a mën a ñëw bindu si. li ngeen jot a seetlu mooy nit ñi ngi ñëw donc comme ñi ngi ñëw wane na yëf yi yitteel na leen. donc ñun aussi ñuy ñaan ñu gën a ñëw ndax képp koo xamante ni bii jotuloo koo def ci peut-être fii ak 30 avril xëj na bala ngaa am possibilité pour binduwaat ci liste électorale il faut que impérativement nga xaar ba 2019. mu mel ni mbindu ci liste électorale yi door na jamono ji juróom benn million ak ñaar téeméeri junni inscrits la ñu jàppagum fii ak biti réew ñel lii di refonte partielle bu liste électorale atum 2017 bi di xaarandi at gi lim gu ko ëpp. tàggat yaram Lac de Guiers 2 aj nañu ko at bu mu dul bëree loole nag gannaaw kàddu yu ñagas yoo xamante ne yëkkati woon na ko ca ba mu noppee bëri mbaak Modou Lo tegal nañ ko ni nag alamaanub juróom-ñaari million ci suñuy koppar CNG ngànk nag bëri bi ci Sénégal moom moo jël boobee dogal Moustapha Gueye nag mi ngi koy naqarlu moom moomee daan bëree ci écurie Fass ñu teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Diop Pape Sangone Mbaye. Je ne suis pas d'accord que ñu koy suspendre jaaduwul déjà on lui a pris plus de 7 millions de francs CFA après suspendre ko 1 an c'est quoi loolu mooy bàyyil bëree demal defi lo neex tey jii bu duggee ci rythme ci gaam boo xamante ne waru ci dugg loo ko ci fekk tamit ñi ko teg loolu war nañu joxoñ baaraam mais loolu fan la tey nag bëgg naa xam fan la loolu tege mbër bu waxee lu ma wax nga suspendre da nga koy suspendre 1 an non ay fait la ñu suspendre mbër dóor na mbër ci nit ñi saaga na ndey def na nagam mais saaga ndey amu fi wax na lu ko naqari attention bu gaa yi jaawale ku nangam ak gémmim nag dafa daj lu ko naqari wax exprimer wu selon li situation bi demee dañ ko war a woo ramener ko la raison mu xam ne moom mii doom la
mbër la ci làmb gi la bokk ñu stabiliser ko xamal na ko tu as dépassé les bornes et que ça se répète plus mais d'un coup boum suspendre nañu 1 million finalement mbër yi amatuñu benn droit amatuñu sax droit bouger. Là je suis rentré dans mes gonds parce que déjà ce qui se passe dans l'arène il y a beaucoup d'anormal mbër yi amatuñu liberté ci biir làmb ji. am na ci yoo xamante ne affaire yu impopulaire la. Je dois beaucoup de respect à tout le monde au CNG tout ça mais là ça fait mooy tax nit ñi mbër yi ak les anciens lutteurs di génn di wax pourquoi ñu koy suspendre 1 an nañ ko woo artu ko 1 an c'est Moustapha Guèye ancien lutteur bu écurie Fass mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen bu baax yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi bu mu sotti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew ci kanam tuuti ngir faram-fàccee leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.